jaa ngeen jëf ci ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaaru marax yi la ca gën a fës fan. mangook ñu jéggalu ci loole ni ñu ko waxee woon ci ponk xibaar yi gannaaw ba ñu leen nuyoo jaajëfal leen ci teewlu bi jàpp leen la ca gën a fës bokk na rek ci fanweeri atu kaso boole kooku liggéey bu mu sànc bañ moom la procureur nag di sàkku ñu tëj ko kii di imam Aliou Ndao nee na nag Matar Joxaane moom nañu ko tëj nag giiru dundam loolee lay sàkku ba tey moom procureur mu nekk nag kon loo xamante ne nii maître Moussa Sarr di avocat bu imam Ndao wax na ca ndax nee na loolee tukkee ci procureur dafa nekk koo xamante ne rek dañu koy wax muy jëf maanaam moo waral kon kàddu yooyu mu yëkkati ko tey ji li dig daje alxames ji ngir wéyal boobépp atte beneenub atte ëllëg lay doon ca tribunal bu Njaareem ak kuréel googee ëmb pharmacien yu Sénégal di sàkku nag ñu indi leeral gannaaw nag garab yu bon yi nga xamante ne nii mi ngi dugg ci réew mi rawati nag ca Touba ndax la fay dugg kenn mënu koo xayma kii nag di maître Babou moom wax na ci boobee procès nee na pharmacien yi boo mooyu la ñu sàkku nag duñu ko am ndax ñooñu ñuy tuumaal duñu wuy ji benn yoon ci ëttu attekaay boobee di ngeen déglu maître Babou ci biir xibaar yi ñu waxee ci njëg li nga xamante ne déggoon nañu waa UNACOIS jàppoo di ko wax yenn ci dund yi ne nag njëg yi dana yokk UNACOIS yeesal tey ñoom ñooy génn di wax weddi nañu ba set wecc boobee yokk ñu njortu kon ci njëg yi dund gi ndax nee nañ dem nañu ba nemiku marché yi waaye lañ ca jàpp rek askan wi na seen xel dal ndax yokk du am benn yoon ñii nag ay animateur polyvalent lañu di liggéey ci case des tout petits bu Sénégal mer nañu lool sànq la ñu doon dañoo taskatu xabaar yi ñoom la ñu wax rek mooy nañu xoolaat seenub nekkin ndax ñu ngay dund ay jafe-jafe yu tar bu ko weesoo tamit ñi ngi sàkku ñu dimbali leen ci wàllug tàggatu mbokki ponk yaa ngi ni yaatal gi léegi-léegi. jàngeen jëf ci ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaar yi ni ñu ko waxee ci ponk yi ak procureur de la république mi sàkku rek ci kii di imam Aliou Ndao ñu tëj ko nag fanweeri atu kaso boole kook liggéey bu mu sañta bañ kii di Matar Joxaane nag la mu wax ca moom rek mooy nanu ko nag tëj giiru dundam procès ba nag doon way ni ki tey jii tey procureur moom moo doon yëkkatee kàddu nag di wax ci boobeep atte muy Matar Joxaane imam Aliou Ndao ak mboolem ñi nga xamante ne nii ñoom la ñu tuumaal daal nañuy rek kon delsi ci seen jaar-jaar ci Nigéria waaye tamit la ñu ne ñu ngi ko doon nas bopp ba tey Aminata Mbaxe Sow ci leeral. Ali Siré Ndiaye nee na imam Aliou Ndao nañ ko tëj fanweeri at yoo xam ni travaux forcés la ciy def ndaxte moom jàpp nañ ne lu jëm ci association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, apologie du terrorisme maanaam di woote ngir ñu jublu ci terrorisme ak dugal xaalis ci wàllu terrorisme ak jël xaalis di ko soppi loole lépp nag moom lañ koy toppee ak tamit te arme boo xam ni dafa ànd ak ay munitions te amu ci benn autorisation. ci ki nga xam ni moo di Matar Joxaane di beneen accusé ak yeneen i jeunes sénégalais yi nga xam ni jotoon nag tase ñoom fële ci Nigéria procureur de la république nee na nañ leen tëj seen diiru dundu ba pare tamit boole kook travaux forcés yu ñu dul bañ ci noone moom jàpp na ne Matar Joxaane dañ koy toppee complicité acte terroriste maanaam dafa lëkkaloog ñeneen ngir amal ay acte terroriste ak tamit dugal xaalisam ci wàllu terrorisme ak tamit apologie du terrorisme ak association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste ak blanchiment de capitaux yeneen ñaari soxna di soxna yi Matar Joxaane tamit procureur de la république teg na seen kaw ay daan yu metti ndaxte kii di Amy Sall nee na ñu tëj ko juróomi at yoo xam ni da koy tëdd ndaxte jàpp na ne dafa dugal xaalis ci wàllu terrorisme ba pare tamit loxoom dafa dugg ci wàllu blanchiment de capitaux. Kumba Ñang fukki at ak juróom le procureur nee nañ ko tëj ndaxte moom tamit dafa luubal xaalis boobu jógee ci wàllu terrorisme ak tamit dafa doon jàppale ñi nga xam ni dañuy financer wàllu terrorisme. Alioune Badara Sall moom moo nekkoon ingénieur bi nga xam ni Matar Joxaane daf ko dénkoon xaalis ngir mu tabaxal ko ab daara procureur de la république nee na nañ ko tëj juróomi at ba pare tamit xaalis boobee mu jotoon ci Matar Joxaane mu delloo ko cour chambre criminelle.
yeneen i juróomi ñetti accusé daa mel ni ñoom am nañu chance ndaxte procureur de la république jàpp na ne lépp luñ leen di tuumaal andi wuñ ci benn firnde looloo tax mu ni nañ leen bàyyi ñu ñibbi seen kër. mel ni nag décision bu mujj chambre criminelle moo koy joxe balaa loolu nag faw avocat yi nga xam ne ñooy layal accusé yi ñu taxaw ci kanamu chambre criminelle dindi tuuma yi nga xam ni teg nañ ko seen kaw client te procureur de la république jàpp ne ñu ci gën a bëri ay terroriste lañu moo tax ñu war leen tëj. Aminata Mbaare Sow avocat yooyu nag bokk na ci maître Moussa Sarr di layal rek kii di Imam Ndaw nee na nag loolee procureur di sàkk du caagante ne ca moom la tukkee ndax dañu ko wax rek muy jëf moom procureur maître Moussa Sarr nag teg ci ne li procureur wax bett ko benn yoon ñu teewlu ko ci micro Aminata Mbaare Sow. li procureur wax ñun amul lu ñu ci bett depuis le départ ca njëlbeen ba léegi ñu ngi wone ne li ñuy topp suñu client amul. déggu leen fii ba tey ñu indi benn firnde diw xam na diw bu ko xamee kon li diw bëggoon def moom xam na ko déedéet yoon du doxee noonu yoon du doxe ci njort yoon ci firnde lay doxe boo bëggee jàppalu nit di ko tëjlu da nga naan bés sàngam waxtu sàngam wax na lu jaadu mbaa bés sàngam waxtu sàngam def na lu jaadu déggu leen benn yoon fii ñu wone benn seede seetaan ngeen procès yëpp bu ñu wone ne Imam Ndaw wax na lu rafetul ci diine ba léegi kenn gisu ba tey déggu leen ñu ne bés sàngam def na nangam kon li ci des yëpp njortu rek la donc am nañ yaakaar ne chambre criminelle du déglu procureur. procureur wax na li mu xalaat n'est-ce pas wax na li ko neex wax na li muy sàkku sañ-sañam la. ma ngoog kon atte boobee daanu ko wéyal ci alxames ji lay doon ñu wax nag ci beneen atte ëllëg lay doon ca tribunal bu Njaareem ak kuréelu pharmacien yu Sénégal yooyu demoon ca yoon ndax garab yi nga xamante ni ay garab yu bon la di dugg nag ci réew mi ñu ne nag lu ca baree bari ca Touba lay jaar loolee nag metti leen lool ñoom pharmacien yooyu waaye nag ña ngay xel ñaar ndax lañu sàkku ci yoon danañ ko am déet lu mu ci mën a doon moom maître Abdoulaye Babou wax na ci ndax ñooñu nga xamante ne ñoom la ñu tuumaal ca mbir ma moom maître Abdoulaye Babou lu ma gis rek mooy du ñu wuy ji ca baar ba ñu teewlu ko ci micro Babacar Diouf. procès bi ñu nar a tijji ci talaata ji ci tribunal bu grande instance bu Njaareem jëm ci li nga xam ne moom la ñuy wooyee garab yu bon yi nga xam ne jàpp nañ ko ci Touba Belel ndax dina jaar yoon déedéet la avocat bi nga xam ne moom mooy layal ordre des pharmaciens wax. yaakaar bu tas la ñu àndal amoon nañu nag bu njëkk yaakaar ndax mbir mi bi mu amee ñu jëlee ñaari camion yu fees dell ak médicament jóge ko Guinée indi ko ba Touba valeur 1,7 milliard ak lu topp ñu jàpp leen amoon nañu yaakaar ni tey justice gendarmerie police képp ku tax li danañ dem ba képp ku ci laal ñu indi le tribunal ñaari nit lañ ci indi te ñaari nit yooyu xamuñu ci tous dañ leen a yónni rek. nguur gi nag dina raté occasion boo xam ne nii mënoon na koo may mu teg ci yoon lépp lu jëm ci wàllu jaay garab ci Touba. loolu mooy wane ni sunu yaakaar yàkkeeku na ndax li ñu bëggoon ñëpp taxaw ñu ko te véritablement mënoon nañoo profité ci boobu feeñal ñëpp parce que nag li xew Touba tam doy na waar soo nee trafic oto ñu ni ma nga fa. soo nee trafic chanvre indien ñu ni ma nga fa ak leneen. maître Ba buy yokk ci sax ne situation dëkk bu sell bi di Touba war nañ koo xoolaat ndax mu gën a mën a méngoo ak li nga xamante ni moom la Serigne Touba bëgg ci dëkkam bi. man nag aw ma sañ-sañu woo xalif général des mourides taalibe la te taalibe day yem place li mu mën a def te l'islam ànd nag l'islam soo gisee lu la naqari ci mënoo ci dara jooy nañ ko fa la ñu mën a yem waxuñu ma Samba waxuñu ma Demba jooy nañ ko daal lii moo fa am. te umpul kenn nit ñaa ngi koy dund. lan la ñu dencal ñaar ñi nga xam ne jàpp nañ leen ci mbir mi ndax tribunal bi da leen di bàyyi wala da leen di topp ba faaw lu ci mënti xew dina leer ci talaata ji ci tribunal bu grande instance bu Njaaréem. jaajëfal ko bu baax Babacar Diouf ñu wax nag ci capitaine Dièye mi nga xamante ne nag ñi ngi ko teg loxo ab laaj nag samp ci charte yi nga xamante ne nag ñoom ñoo tënk l'armée bi lu mel noone lan la ca charte wax moo waral télévision Futurs Médias daal ci def ab gëstu liñ ci xamle rek mooy ab officier daal warta jug rek def lu ko neex rawati nag ci wàllu politique ak lu mën a doon balaa dugg ci politique rek am na yoo xamante ne nii moo ko jiitu kon war naa jaar foofee ba noppi tontu yi ak Alhassane Ba. génn gi mu def waral lépp ay ambition bëgg-bëggam daanaka la wone moo di ne dem defi politique capitaine Mamadou Dièye
daanaka presse bi yëpp di ko waxtaanee ci jamono ji. sénégalais maa ngi woo ñëpp ñi nga xam ne tey ñi ngi xool seen réew te xàmmeetuñu ko maa ngi woo ñëpp ñi nga xam ne tey am nañu lu leen metti te mënuñu ci dara maa ngi woo ñëpp ñi nga xam ne tey gedd nañ seen réew parce que dañoo dem ba xam ne ci ay caaxaan lay dox te loolu am na. mobilisez-vous mobilisons-nous engagez-vous engageons-nous 2019 ñu jëlee fi ñii ñëpp. ñu ne nag ab faute la def ñu jàpp ne kon militaire comme fonctionnaire daanaka lii di devoir de réserve dafa tegu ci kawam ab obligation de réserve bi nga xamante ni du tey la tàmbali ab jurisprudence sax mu ngi fi militaire comme tur wi dafay militer wante dafay noppi comme kii nga xamante ni nag moom la ñu jot a waxtaanal téléphone li mu wax bokkoon ci l'armée nekkatu ci wante jot nañu ci wax ay leeral mu jàpp ni kon mu ne nag pour nga def politique faaw nga matale yenn yi mu mel ni kon da ngay démissionner wala bokk nekkatoo ci soit da nga jël retraite su boobaa nag am nga ñett jàpp juróom benn weer ngir nga mën a engagé wu ab engagement bi nga xamante ni nag mayu la ngay wax yenn mbóoti faaw nga noppi ci yenn yi kon bokk leer na capitaine Dièye mu gis ne kon yàqamtee ko sonal mu jàpp ne kon ab faute la bëgg wax ak presse bi te amoo ci ndigal bàyyi ko ci kilifa yi ab faute militaire bi nga xamante ni daan yi ñu prévoir ci wàllum militaire dana tegu sa kaw ab officier du lu la neex nga def te pourtant nag bu ñu sukkandikoo ci kaddu yi capitaine Dièye daanaka yoon yi nga xamante ni moom la ko loi may ngir mu démissionner yëpp jaar na ci wante nee na lépp dañ ko bañal. bind naa demande officielle yóbbu ko ci huissier de justice autorité militaire yi bañ ma bind demande de mise en retraite anticipée ñu bañ ma bind demande de résiliation de contrat ñu bañ ma bind demande de disponibilité ñu bañ. ñu wax ci xarala yi ak li ñu ci nemmeeku léeg-léeg askan wi nga xamante ne nii léeg-léeg nag dañu koy rek daal di juk di ca wax naka su dul noonu léeg-léeg nag ñu cay defee noo xamante ne nii dëppoowul ak yoon directeur bu agence informatique bu nguur gi daal na ci àddu nee na nag ndaw ñi sax rawatina ak ndaw ñi ndax ñoom lañ ciy gën di seetlu kon de ji tàggat nañu leen bu baax a baax waaye tamit bu yeboo rek ndaw ñi nañu jël seen matuwaay ndax képp koo xamante ne nii yaa ngi def naka su dul noonu ci wàllu woowu tamit boo moyul dana am loo xamante ne rek dana daal di tege ci sa kaw tey ji nag la yëkkate ay kàddu moom moomee nag di Cheikh Bakhoum ci ab forum ñu teewlu ko ak Mame Biram Diouf. Gouvernement bi jël na ci ay matukaay yu bëri à travers le ministère en charge du numérique mais également structure yi nga xamante ne mooy ADIE CDP muy commission des données personnelles de protection des données personnelles loolu yëpp nekk ay jumtukaay yoo xamante ne pour mën a sensibiliser jeunes yi surtout ci nu ñuy utiliser réseaux sociaux yi parce que ñëpp xam nañu réseaux sociaux yooyu lu baax la pour mën a connecter ay sénégalais fépp fu ñu nekk mais également am na ay taar yi nga xamante ne bu ñu ci deful attention suñu jeunes yi dinañ ci mën a gaañu loolu tax ñun dinañ organiser à chaque fois ay journées portes ouvertes au niveau de l'ADIE pour échanger ak lycéennes yi ak lycéens yi pour mën leen a wax li nga xamante ne noonu la ñu war a utiliser au mieux ces réseaux sociaux mais jàpp nañ ne aussi ci wàllu formation ci collège yooyu lycée yi ak université yi point yooyu ñu ngi ko ci dugal ci programme yi pour mën a gën a sensibiliser jeunes yooyu parce que loolu rek mooy tax que erreur yu ñuy commettre dans ces réseaux sociaux ñu mun ko bañ a am très souvent. mangook ñu wax ci ñàkkum ndox mi ci Ndakaaru ak jafe-jafe yi nga xamante ne nag ñu ngi koy nemmeeku ci yenn gox yi askan yi nga xamante ne ñoom ñoo fay yeewoo ñoom nag ña nga joxañ baaram kër gi DSDE ndax nee nañ daal la mu diggee woon da koo desee matale ndax camion citerne yooyu ñu waxoon ne dañu ko yóbbu ci gox yi la fa nekk nag doyul. Cheikh Diop moo fa doxantu woon. Liberté 4 bokk ci quartier yi nga xam ne ñàkkum ndox mi nee na fi xuus li waral li ñu mel nag usine bi nga xam ne ñu ngi koy defar ci kër Momar Sarr file nemmeekuñ fi benn camion citerne boo xamante ne nii rek SDE waxoon na ko ñi nga xam ne ñoom ñoo di population yi lu mooy loolee benn robinet mbedd moom moo fi nekk. boobu ba léegi mënumaa gis citerne vendredi ba léegi maa ngi fii di root vendredi lay rootal samay waa kër di ko yóbbu chaque vendredi chaque jour ma ñëw ma root. boobu ba léegi dañuy waxoon ne dañuy jox citerne am na 100 citernes yi taxaw pour ndox boobu ba léegi gisuñu ci dara. xaarum ndox mi doon lu yàgg lool
soxna Sile di wuyoo ci turu Fatou Ñaan jugee ba ñaari tali ngir daal di wër li nga xam ne moom moo di ndox fii ci Liberté 4. même ñun démb sax am na ñaari camion citerne yu ñëw foofu mais tey benn ñëwul parce que sapeur sax amul ndox loolu moo tax sax tey ñu génn dem di rooti ji. ñàkkum ndox mi ci yenn ci ay gox yoo xamante ni ñu ngi nekk fii ci Dakar mi ngi feesal bu baax a baax yenn ci ay gafagaak dawalkatu saret yi waaye itam ndox yooyee calte gi ci nekk kenn mënu koo wax. mënul ñàkk moom fu ñu jéem ci góorgóorlu jéem ci kii rek bu ñu demee ut suñu eau de javel def ci pour jéem a soutenir ñi xam ne ndax ndox bi baax na wala baaxul yàlla doo nga xam fu mu toll nii. kët gi moom defu ko moom parce que ñun lii sax dañ koy root mais duñ ko naane ay Evian la ñuy jënd pour naan ndox yi pour dañ koy jël pour fóot ak raxas ak yooyu. xaarandi ñu defar usine ba nekk Kër Momar Sarr ngir rek askan wi mën a jotaat ci ndox mi ak comme ni ñu ko bëggee. ma ngoog ñuy ñaan rek ndox mi delsi balaa koor gee yegg si koor googee sax ñu doon wax ni njëg yi dana am ci yokk ñeel dund gi ak ni ko UNACOIS jàppoo doon waxee ci ay bis yi weesu tey nag UNACOIS yeesal ñoom ñoo taxaw rek di weddi yooyu ba mu set wecci nee nañ nag doxantu nañu ca marché bi xool nañu la fa ne ci marché yi njëg yi nag yokk giñ ci wax amul benn yoon tey tamit ñi nga xamante ne nii ñoom la ñuy dénk njënd meeg ñaay mi ñuy saytu ndax yokk am naam déetu ñoo ñit waaye UNACOIS yeesal nee nañ xool nañu leen bu baax a baax kon askan wi nañu dalal seen xel ci koor gi may mën a njaay. benn yokkute du am ci njëgu dund gi rawatina yi ñu gën a soxlaa ñi ko jibal mooy UNACOIS yeesal ñoom nee na askan wi nañu ubbi seeni gët ndax kat duñu seetaan loolu. premier ministre dina màgg koor gi loolu dañuy wax ne amul bi loolu amee ñun jokkoo nañu ak compagnie sucrière suñuy collaborateur lañ parce que dañu signé benn convention de partenariat depuis 3 ans yónnee nañ ñu fichier bi ñu am ci seen stock bi nekk foofu mu wóoru ma ne au delà de koor gi sax stock boobu yor na Sénégal ñu dem ci directeur ARM monsieur Sy mu defal ñu statistique ci li jëm ci àllu oignon pomme de terre soble lépp am nañ fichier bi mi ngi fii ci secrétariat permanent dem nañ direction de commerce intérieur jox nañ ñu fichier bi ñu am ci li jëm ci ceeb ak diwlin ak yooyu mi ngi fii ak ñun ñi ngi assurer population bi ne leen amul dara luy manqué ci li ñuy jëfandikoo ci koor gi ci loolu. bu fekkee lu aaju la ci wàllu gunge gi ñoom commerçant yi nee nañu dogu nañu te bëgg nañu jëwriñ bi ñu dénk wàllu koom gi mu ubbi ay bëtam. ministère de commerce war na am bëtam nag xëppi parce que ku yar sa mbër bala moo daan kenn yow la njëkk a daan parce que ñoom ñoo war a publier loolu te jox nañ ñu ko en chiffre mi ngi ñu garder mais nag comme publier wuñ ko ñun duñu am droit mais nag su fekkee ne joxuñu ñu ko tey dañuy bàyyi question boobu mu naaj mais duñu taxaw wax ne benn daare du manque ci loolu pour affaire douane li ma la wax noonu maa ngi wax solennellement loolu ñu bind foofu kenn du ko appliquer parce que bind nañ ko mais mënul gouvernement bi moo xam ne c'est pas le moment ñu di ko teg ci réew mi fi réew mi toll ñu ne leen duñu appliquer loolu. laata ñuy am ay dogal ñu tukkee ci jëwriñ gi ñoom UNACOIS yeesal nee nañu li leen leer mooy yokkute du am ci njëgu dund gi ndax kat dañuy dëgmal weer wu sell muy weeru koor. weer wu sell la ñuy dëgmal Maymuna Njaay muy koor gi ñu yërit jàngoro yi lu ca mel ni jàngoro yi xol yi jàngoro yi tension yi ndax ñooye ku ko amee mën ngaa woor am déet loolu nag lépp mi ngi aju rek ci tolluwaayu jàngoro bi professeur Serigne Abdou Ba wax na ci moom nag la mu wax rek mooy joxe na ay tegtal bokk na ci la mu xamle tey jii dénk na ko Mame Biram Diouf. di gaaw a sonn nooy yu metti mbala sax rythme cardiaque goo xam ni daal day gaaw mbala sax day am ay vertige bokk ci ay signes yoo xam ne ni dina wane nit ki jafe-jafe yu am ci mbirum xol ñooñee naka lañ war a taxawee ci weeru koor ndax dañoo war a woor am ndax mën nañ dund ak seen jàngoro respecté la nga xam ni moom lañ leen sant ci weer wi. l'islam religion bu de tolérance la donc su fekkee ne mënoo ko sa docteur dana ne yow kat àll yow mënoo ko. am na malade yoo xam ni yu bari ñoom seen feebar benn garab la laaj garab boobu mën nga ko jël booy xëdd mbaa boo dogee ba dogee ba pare donc loolu mun la gêner woor mais bu fekkee da ngaa boole ñaar mbaa ñetti garab yoo xam ne da nga ko war a jël à différentes heures de la journée vraiment koor gi wàcc na la. li gën kenn mënu la wax une règle générale
mais li gën mooy nga dem ci sa docteur waxtaan ak moom nan laay defee ak garab yi mu def. ci service cardiologie fii ci hôpital Dantec bokk na ci ñi nga xam ne nag ñëw nañ ngir ñu consulter leen soxna si dañuy xamal sax ni daaw jotul woor ndax jafe-jafe yu mu am ci wér gu yaramam. ok léegi mënatuma liggéey dara waaye nag maa ngi tane daal maa ngi sant yàlla. ndax paju bi cherul. kii daf ma jëloon en charge professeur Abdou Ba dafa ñëwoon suñ dëkk di fa def kii consultation gratuite. garab yi noo koy jëlee. su ma xëyee naan am na yoo xam ne am na boo xam ne guddi laa koy naan. guddi ba guddi. waaw am beneen boo xam ne nii. am ñaar yoo xam ne suba gi laa koy naan ñett waaw. suñu cardiologue bi di joxe it ay conseils ci jamono yu koor bu fekkee ni nit ki ba tey day def lii di sport. bu fekkee mën nga ko nga def ko mais nag dafa am ay conditions c'est-à-dire que boo sportee le matin sport bu intense dafay laaj nga naan ndox mu bari pour kii donc koor gi dina metti ndax da ngay mar léegi mën ngaa xaar ba tàkkusaan ba nga xam ne léegi ñu dog nga def sport de maintien boo ou bien mu ñu dogee ba pare nga kii waaye sport de compétition moom àndul ak woor. bëgg nag respecté weeru koor bi te di dund ak problème mu cardiaque loolee dafa laaj rek nit ki toppatoo bu baax xolam loole rek wekku ci conseil yi nga xam ne nii médecin traitant am dina koy jox. le matin. waxoon nañ ko ci ponk yi ak animateur polyvalent yu case des tout petits doon jënoog sànq ak taskatu xabaar yi di wax rek seen i jafe-jafe muy nag liggéey boo xamante ne daal booy xool amuñu ca dara ba tax nag ñuy sàkku daal ci seenum njiit mu dimbali leen bu baax a baax bu dee ci stage baax na bu dee ci wàllu tàggatu tamit ngir yokk seen mën-mën loolu it buñ ko amoon dana leen gënal kon daal seenub statut la ñu bëgg ñu xoolaat ko Abi Faye yu Subaru. anam bi ñuy dundee jamono ji jéggi na dayoo ñu ne ñoom sonn nañ ci ñoom ñii di animateur polyvalent yu case des tout petits yi di ñaax autorité yi ngir ñu indi ci ay pexe. boo yaakaaree ba sonn mun nga ci gëstu feneen nga xool li nga war a def ci ñi la ne kaay def lii war nga leen laajaat lan nga ñu waxoon ñun nag loolu moo tax ñu ñëw fii. ci ndajeek taskatu xibaar yi ñoom ñii ne la ñu bëgg rek mooy am stage ak lii di formation. nañ ñu woo ñun ñëpp ñu dem formation yi te ñu wax ñu critères de sélection yi correctement parce que y a trop de waxin yi dañoo bëri tey da ngay ñëw ci agence bi ñu ne la déedéet lii ak lii nga war a def nga jóg ci inspecteur bi mu ñëw mu wax la leneen. nga jóge foofu nga dem agence nationale ñu wax la leneen. gars yi considéré wuñu population bi mel ni ñii ay bénévole lañu mooy ñi nga xamante duñu am xaalis mooy loolu ñuy foofu rek inspecteurs yi mooy loolu ñun nag sonn nañu. loolu moo leen naqari. loolu naqari nañu te dañoo bëgg a dem formation. xeex mi door nañ ko ba noppi ñoom animateur polyvalent yi ne xalaatuñu benn yoon bàyyi mu sedd li ni mel fii léegi. amuñu la dal seen xel ngir mën a yokk anam ba ñuy liggéeyee. dañoo sonn ci xaar gi te juróom at loolu du juróom at du juróom bés loolu métti na. daa am li mu wax ñun tam ñu wax mais ñun tere lañu soxla moom moo ñu mën a régler li ñu bëgg parce que tey moo ci sës. ñoom ñëpp di liggéey te yàlla tax ci diirub juróomi at. ñoom animateur polyvalent yu case des tout petits yi. wane nañ seeni nakar niki tey jii li ñuy ñaawlu rek moo di seen statut jamono ji te li ñu bëgg moo di l'état bu Sénégal mu jàppale leen ngir ñu jóge ci loolee ñuy dund. Abi Faye ñi ngi sàkku rek ñu jàppale leen muy askanu Denis Malick Guèye ca Diamniadio ñoom nag ña nga woon ca mbedd ya nee nañ liggéeyu pôle urbain bu Diamniadio boobee ay loraange la leen indil ndax seeni suuf kon ñàkk nañu ko ndax pôle urbain boobu ba tax na nag ñiy sàkku daal ci kilifa yi ñu jox leen ay ndàmpaay Ousseynou Thiam. askan wi yeewoo fii ci Denis Malick Guèye nag daal di wàccaat ci mbedd mi ñoom nag nee nañ dañuy ñaawlu suuf yi nga xam ne nii lii di pôle urbain bu Diamniadio da koo jël. mer ba futt lool ñoom nag nee nañ kii di délégué général bi respecté wul benn yoon négociation yi nga xam ne nii doxoon na seen diggante. yi nga xamante ne nii amaloon nañ ko ak Seydou Sall ba tey respecté aussi dara nee na ñun population de Denis Malick Guèye li ñuy laaj c'est simple mooy sañu extension toog na am ndaje ak la presse sénégalaise ne carrément extension bi nga xam ne nii moom la réservé waa Denis Malick Guèye mat na
3 fois dëkk bi loolu lañ soxla. mën nañu extension fii la les délimitations du pôle urbain aussi dañ ko soxla parce que Déni Malick Gueye a trop donné. mu doon ay tuuma yoo xam ne yi nag ki nga xam ne ni moom la ñu dénk lii di pôle urbain yi daal di ko dàq. Déni Malick dañoo jël seen suuf état bi dafa jël seen suuf pôle urbain jël seen suuf du ñun noonu lañ ko gisee. C'est un décret du 25 novembre 2013 plus précisément même 25 juillet 2013 rëdd ne fii dañ fi def pôle urbain mais pôle urbain bi état bi moo koy def état bi taxawal benn kuréel ci biiram bu ñu wax délégation à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose état bi jël benn décret bi c'est un décret 2014 968 du 19 août 2014 décret boobu moom moo immatriculé suuf si. wow askanu Déni Malick Gueye di interpellé nag kii di njiitu réew mi ne nag danañu wéyal combat bi ba li ndàmpaay yi nga xam ne ni moom la ñuy laaj seeni suuf ñu jot. ñu yegg ba diwaanu Kaffrine ak askan wa nga xamante ne nag ñoom ñooy loru ci mbënn mi at mu ne askan woowe bootu ci ab kuréel di soññ rek kilifa yi ñu dimbali leen bu baax a baax laata nawet bi di ñëw ak mbënn moomee ndax gis nañ ni ñii di kilifa yi rawatina ak jëwri ni saa yu jafe-jafe amee nag dañu fay yegg di leen jox yi dund ak naka sudul noonu ñu ne nag loolee la ñu bëgg mu dakk ndax dund googee ñu leen di jox am na yeneen yoo xamante ne nii moo ko ëpp solo fuuf Ibrahima Diamé Omar Ndiaye. ñoo ngi déjà ci njaqare bu rëy te nawet ñu tegul askan wi dëkkee kon ci quartier yi di Diamaguène centre ak Kaffrine 2 daanaka at bu yàlla sàkk ndoxu taw yi génne leen seen kër yi moo tax collectif bi nga xamante ni taxawal nañ ko te mu boole ñi lorule ci inondation yi la kon teel a jóg yuuxu yëglu ci état bi di dénoncé wàlli nag ni nga xamante ni dañ leen di promettre à chaque fois mi kenn du ci gis lenn. depuis ñaar fukki at ak juróom 1993 ba 2018 benn revendication la gaa Kaffrine am mbiru inondation gouvernement bu ñëw ay waxi kese. Kaffrine dañoo sonn inondation mooy suñu problème majeur ay sénégalais lañ ay citoyen lañ dañuy def suñu devoir di revendiquer suñuy droit le président de la république en personne defal nañ ko suñuy devoir nañu satisfaire suñuy droit bu ko defutee élection mu ngi ñëw. dundu giñ leen di jox wala toxal biñ leen di toxal ci l'école ya sa su tawee loolu nag ñi bootu ci collectif ñi lorule ci mbënn mi nee nañu bëggatuñ ci lenn te ñu ngi woo ki nga xam ne moom mooy président de la république. léegi nag dañoo doyal ci pepp dugub bi ñu jox pepp ceeb yi ñu jox ak ci toq dawlin yi ñu jox soxlawuñu loolu xiifuñu maruñu inondation la ñu wax inondation xiifuñu maruñu matelas yi doy na li ñu bëgg mooy mu defal ñu ay bassin de rétention autour de Kaffrine lu ñu bëgg mooy fii mu defal ñu benn centre d'épuration des eaux usées et des eaux pluviales loolu la ñu bëgg raay bi mu defaral ñu ko ba nga xamante ne nii du tul bënn. daanaka at bu jot bu mbënn mi di sonal waa Kaffrine daañu fi gis ay ministre ñu fi jaabante di andi ay dund wala ay consolation ak ay promesse de solution waaye ba tey jii nii gisaguñ fi lenn lu fi taxawoo. jaajëfal ko Ibrahima Diamé mbokk yi nit sant nañu leen gërëm leen ci kanam tuuti Cheikh Tidiane Diaw dina fi teew ngir faram-fàcce leen xibaar yi ci nasaraan ñu ngi leen di sant.